bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur omnipotent et omniscient. Paix et salut sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, avec respect et affection. Je réitère ma fidélité à la voie établie par Mawlaaya Cheikh Ahmed ibn Mohammed Tijani Chérif, radiyallahu ta'ala anhu, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Chers compagnons, ce 10 avril, en plus de consacrer la date de mon anniversaire, marque également ma première sortie officielle pour le compte de l'année 2021. Cette occasion justifie l'opportunité de perpétuer les liens qui m'unissent à mes frères et sœurs de la Daïratul Iman, toutes sections confondues, quel que soit le cadre spatial qui les détermine. Nous poursuivons le labeur de rythmer le temps à l'horloge de la mission universelle 2022-2075. Mission dont le matériau spirituel est basé à Médina Cheikh, la cité des Lumières, où je me fais l'immense plaisir de vous recevoir à ce jour. La Daïratul Iman, à raison de l'intérêt qu'elle porte à la rigueur intellectuelle, s'est engagée dans une dynamique de production scientifique auquel je me donne l'impérieux devoir de rendre un hommage mérité. Je pense à l'ouvrage Seydi Mohamed El Cheikh, L'argument du ciel, écrit et présenté en octobre dernier par le cadre de référence de Médina Cheikh, c'est-à-dire le cercle de référence de Médina Cheikh, Seydi Mohamed El Cheikh, L'argument du ciel, qui utilise la bannière de mes enseignements pour constituer un cadre de réflexion. Ce livre est un référent digne de cette appellation pour ma biographie temporelle, mystique et spirituelle. En ce mois d'avril paraissent également deux productions aussi riches que pertinentes, autant en style qu'en sens. La niche des perles précieuses de Madame Rama Guissé Diagne est une tentative de sonder les mystères des 99 noms d'Allah que j'ai enseignés à travers différentes causeries. Elle offre la possibilité de découvrir des secrets que renferment ces noms divins. Je porte une attention particulière aux femmes de la Daïratul Iman qui nous ont présenté le premier numéro du magazine Ad-Durratul Bayda. En saluant la vigueur et la clarté des analyses qu'elles ont faites du thème, la femme au cœur de la spiritualité. Ces femmes ont le mérite d'avoir revisité le parcours d'éminentes pionnières de l'islam en général et du soufisme en particulier. Par un travail chargé de professionnalisme sérieux et caractérisé, les éditions Mahdi, en ce qui les concerne, n'ont ménagé aucun effort pour transposer ces réflexions de l'esprit au papier. Œuvrant au-delà des limites territoriales du Sénégal, cette maison d'édition a su et pu participer pleinement et entièrement à la réalisation effective de ces travaux précités. Ces efforts intellectuels et matériels sont dignes de félicitations. Soyez-en bénis, chers frères et sœurs en lumière. Je vous remercie très sincèrement du temps et de l'énergie accordée à la réalisation de ces productions scientifiques. Que la grâce de Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif vous inonde immensément. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ñi ngi def rek benn résumé bu ndaw ci li nga xam ni jot nañ ko wax léegi en français te muy avant tout ñuy dellu di sant yàlla moom mi nga xam ni moo ñu may bisu tey ñu mën ko teewe fii ci Médina Cheikh muy tombé ak sunu anniversaire nekk aussi 10 avril 2021 ñu dalal leen ci béréb bii comme di nga xam ni noonu lañ leen dalale woon démb
ca ba ñu leen di présenter suñu ay nuyoo ak suñu ay remerciements dañu doon rek dellu di remercier di gërëm ñi nga xam ni jamono ju nekk ñi ngi liggéey boo xam ni bu am solo la ci xadara bi nga xam ni tabaarakallaahu mooy xadara tijaniya waaye ci tarixa bii di tarixa Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif waaye ci mission bii di mission universelle bi nga xam ni mi ngi débuté 2022 fas yéene àgg incha allahu 2075 ñu ciy jiital cercle de référence de Médina Cheikh nga xam ni livre bii ñu présenté defe naa gàmmu gi ñëpp gisoon nañ ko ci symposium bi muy Seydi Mohamed El Cheikh l'argument du ciel mu nekk aussi livre boo xam ni sunu biographie ci côté mystique ci côté spirituel benn bu ci nekk traité nañ ko ba koo xam ni peut-être da ngay dégg Seydi Mohamed El Cheikh foog naa ni boo ko liiree nga liir ko ak xol bu sell di nga comprendre dëgg-dëgg nit ki nga xam ni moom ngay dégg toujours ñi di ko tudd véritablement kooku mooy kan. kon ñu ciy remercier cercle de référence de Médina Cheikh ci seen livre bu am solo bi nga xam ni mooy Seydi Mohamed El Cheikh l'argument du ciel. ñu ñëw ci mois d'avril bi aussi gis ni am na yeneen livre yi nga xam ni génn na te nekk livre yu am solo ñu gis ci bin ci njëkk wax mooy livre bi nga xam ni madame Rama Guissé Diagne génne na ko nu tuddee que la niche des perles précieuses muy recette mystique sur les 99 noms d'Allah d'après les enseignements du guide Mawlaay Seydi Mohamed El Cheikh avec le préface de Khalifa Oumarou Sabali muy livre boo xam ni li nu jot a jàngale ci 99 noms d'Allah yi secret yi ngeen di dégg ci turu yàlla yi benn bu ca nekk ak njëriñam livre bi def nañ ko ci ba nga xam ni su ko nit jëlee tey jii dina mën a utiliser tur bi nga xam ni xëy na mooy convenir ak yitteem ak bëgg-bëggam te loolu yëpp nag nekk ci loo xam ni déjà dañu ci joxe ndigal à l'avance waaw parce que parfois nga dégg ñu wax dañu publier ay turu yàlla yoo xam ni ku ci amul ndigal aussi du la jëriñ dara mais livre bi dañu ci joxe ndigal moo tax ku ko jël mën na xool yi nga xam ni déggoo naag moom déggoo bëgg-bëggam mu utiliser recette mystique yooyu mu nekk ci suñu ndigal waaye nekk aussi ci ndimbalu ñi nga xam ni ñoo ko defar rawatina madame Rama Guissé Diagne mi nga xam ni tabarakallahu def na ci liggéey bu am solo. beneen bi aussi ñuy présenter beneen magazine bi nga xam ni Ad-Durratul Bayda la ñu ko tudde soxna yi nekk ci daayiratul iman bind ko ak participation Alioune Assé Seck ak ñu mel ni ñoom ñu bind ko bindin boo xam ni vraiment bi ma gisee présentation bi rek dama njëkk ni vraiment def nañ ko ci ni nga xam ni mooy norme yu gën a rafet ci norme yi organiser nañ ko aussi de telle sorte que tey amatul lu ñuy soxlooti ci yeneen magazines yi ñuy présenté te ñi koy def xëy na sax du ñu bokk ci religion islamique wala ci yeneen fànn la ñuy waxe bii non seulement dañuy wax ci wàllu soufisme wax ci wàllu islam en général mais wax ci comportement jullit comportement jigéen ci biir këram ak na muy sëyee ak lépp loo xam ni style la ak ay qualité yoo xam ni une femme musulmane war na ko mën a am tabarakallah ñu leen ci remercier tabarakallahu mu nekk aussi magazine boo xam ni bu am solo la yii daal la ñu bëggoon avant nuy débuter suñu conférence de presse ma ñaanoon ko monsieur l'attaché de presse wax ko ni ko bëggoon nañu ko présenter ba ñi nga xam ni ñëpp ñu ngi Médina Cheikh xam dëgg-dëgg ñi fi nekk liggéey bu am solo bi ñuy def te ñi ngi koy def rek nekk dans l'ombre kenn gisu leen mais ñuy liggéey pour mission bi pour mission universelle bi tabarakallahu ñu leen ciy remercier ñoom ñëpp di leen aussi yéen itam remercier ci seen teewaay donc je crois que journalistes yi mën nañu commencer seen question. asalaamaaleykum Seydi Mohamed El Cheikh. waaleykum salaam. Équipe Médina Cheikh TV ñu lay souhaiter joyeux anniversaire. Alors bu ñu ñëwee ci première question bi. Seydi Mohamed El Cheikh 2021. Une année prémisse de la grande mission de la fin des temps. Au Sénégal, nous avons remarqué récemment un soulèvement populaire, voire une révolution de la démocratie. Est-ce qu'il y a un rapport direct entre ce constat et le début proche de votre mission? waaw maa ngi lay nuyu bu baax ak Médina Cheikh TV bi nga xam ni moom nga représenté waa di wax ni rek comme ni nga xam ni at bu nekk noonu la ñu ko daan waxee ci mise en garde yi ñu daan def gis nañu ni cette fois-ci Sénégal yàggul rek ay yëngu-yëngu yu metti am nañ fi ay manifestation am këru jàmbur yoo xam ni jot nañ ko ci taal am na ay nit ñoo xam ni aussi ñàkk nañu ci seen bakkan am na ay aussi matériel yoo xam ni yëg nañ ni yàq nañ ko yii mu am ñu ko moom yii état bi moom ko loolu yëpp su ma ko doon résumé si sama vision man ci ni ma ko gisee
parce que je pense que acteurs yi nga xam ni ñoo yor chaîne politique bi ku ci nekk ñoom am na ci gis-gisam ñun aussi am nañ ci sunu gis-gis nag du nekk lu dul ni li mag ñi daan wax suñ ci jëlee référence bu mel ni Seyyid Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum defe naa ni wax na il y a 30 ans de cela di ko répété ba ci dernière gàmmo mu ni réew dañ koy sang waaw je pense que nag waroon nañu jéem a gëstu nan la ñuy sangee réew moom la mu ci joxe woon comme explication mooy dañ koy sang ak xol bu sell kon bu ñu cultiver woon xol bu sell boobu je pense que yii duñu dal yépp tey mënoon nañu ko éviter mais il faut que ñu cultiver xol bu sell problème yi nga xam ni moo daje pour yi am dafa nekk problème yoo xam ni yu bari la bi ma ci njëkkoon a soulever nga xam ni waxoon naa ko fii benn jour de vendredi bi may def bayaan bi pour ñu waajal julli àjjuma te mooy bi ñu instauré couvre-feu bi au Sénégal dernièrement bi ñu ko instauré Dakar ak Thiès xëy na peut-être dafa am ñoom comme li ñu wax benn pandémie boo xam ni nee nañu moom la ñuy xeex man bi ma déggee couvre-feu bi wax naa leen ko fii dama ni leen c'est une très mauvaise idée loolu laa waxoon ñu ni lu tax ma ni leen parce que Sénégal dafa am ñoo xam ni seen dépense ci bis bi ñuy xëy ñii bis bi ñuy gont ci lañ koy amee am na ñoo xam ne ñi ngi xëy suba si xëy na di liggéey ñoom dinañu am dépense pour suba mais am na ñoo xam ne bu ñu jaayul guddi suñu xëyee duñu am lu ñu jox seen njaboot ma ni kon su fekkente ni yooyu dañ koy instaurer war nañu xool ba gis couche sociale yooyu nga xam ni tey il faut que ñu dimbali leen ñu xool kenn ku ca nekk lan lañ lay mën a dimbalee comme ndàmpaay ba pare soogay mën a jël ay loi yu mel noonu daal di koy tëral ci ñun léegi nag suñu xëyee rek defuñu loolu wala xalaatuñ ci wala xëy na sax ñu ni joxe nañu ndàmpaay waaye mu demee côté loolu mooy indi frustration bi am ba nit ñi xëy suba mu nga gis ay révolte nga gis ay saccage nga gis ay magasin jàmbur yu nu dajji nga gis yoo xam ni peut-être miinuñu ko woon ci Sénégal na muy doxe ak ni nga xam ni moom mooy culture sénégalaise ci ni ñu xamee comme réewu teranga ci gan yi nga xam ni dañ fiy ñëw je pense que loolu daal mooy sama vision ci sa question boobu. asalaamaaleykum Seydi Mouhamed El Cheikh. waaleykum salaam. ñun dañoo def benn constat. mooy dañu seetlu ni jamono yi ñu génn ci ginnaaw yëpp. dafa bëri ay nu ñu ko mën a waxeeti ay crise yoo xamante ni. maanaam nemmeekuñ ko ci benn wàll rek. am na lu ngeen xamante ni tudd ngeen ko ci léegi mooy li nga xamante ni jóge na ci kujje politique bi. te mu soulever jeunesse bi yëpp. ñëpp yéemu ci ndax miinuñu di ko gis. ci anam yu mel noonu. waaye it mu fekk si yeneen yi nga xamante ni mu ngi fi woon muy crise sanitaire bi. mu fekk si yeneen yoo xamante ni sax ci diggante bi. nekk na loo xam ne jaar na fi waaye tellement que dafa commencé di bëri. ba am na yoo xamante ni nit ñi duñ ci prêter attention. le fait que yooyu yëpp di tegloo. ban jàngat ngeen ñu ci mën a indil. waaw jàngat bi ma ciy indi di la nuyu avant tout ak équipe wala Duniyaati TV bi ngay liggéeyal yëpp jàngat bi ma ci mën a indi ci gàttal mooy dañu nekk ci contexte axiru zaman dañu nekk ci contexte axiru zaman yàgg naa leen di wax ni axiru zaman yonent bi daan na wax ni musiba yi dañuy bare ba ëpp niir yi ci asamaan kon foog rek musiba yi laal réew mu nekk mais leneen li aussi dañ koy delloo ci la ñoo tuddee bonne gouvernance parce que aussi bul fàtte ni gouverner c'est prévoir il faut que aussi ñi nga xam ni dañu leen di teg ci bopp réew mi teg leen ci kanamu nit ñi il faut que ñoom ñu xam ni peuple bi la ñu fi nekkal ba lépp loo xam ni dañ koy doxal wala dañ koy sédd ni ko Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh daan waxe ni loi bu ñuy voté bu nekk nanu xool loi ba lan lay jur ci diggante nit ki ci boppam ak peuple bi mais lan lay jur aussi ci sa diggante ak sa borom je pense que bu doon bépp loi bu ñëw gëstu nañ ko ba xool xam lu muy jur ci peuple bi nan lañ koy accueillir ñan lay loi boobu di favoriser ñan ñooy nekk les plus démunis ñan ñooy nekk les grands perdants yooyu suñ ko doon xool dinañu mën a doxal loo xam ni tey jii kenn ku nekk dana ci gis sa bopp te tamit foog naa ni gis nga lu nu mënta wax ci Sénégal yi li mu laaj bariwul Sénégal yi bu dee bu xëyee xelam dana dal mu xam ni dana mën a am dépense am mu mën a xam ni lii dana ci mën a dundal njabootam mu mën a xam ni lii dana ci mën a suturloo li ci des yëpp mën na ko teg de côté mais nag dafa am foo xam ni bu fa nit àggee loolu mooy indi nag dootu ko mënati muñ parce que déjà wax nga ko crise sanitaire mi ngi crise sanitaire bi ñëpp gis nañu li muy àndal restriction yi tax na ñu bare programme ya nga xam ni xëy na ñoom ci leen daan dem xëy na am dara programme yooyu amatul yenn ngénte yu mag yi ñi nga xam ni am na ñoo xam ni bu ñu demul ngénte yi duñu mën a am lu ñu yóbbu seen kër ñu ne amatul
programme yi nga xam ni sa lañ daan dem ñu wane leen ca programme yooyu ñu ni léegi arrêté nañ ko ñi nga xam ne dañu amoon ay matériel de sonorisation ay basse ay chaise di louer ñoom itam luyeetuñu ko beneen bi mooy kuy génn ku nekk yaa ngeeg masque bu dul loolu nga fay xaalis gis nga da ngay génnewaat encore sa poche yooyu bu amee beneen problème bu ci dolleekoo rek mi ngi mel ni nga jël allumette daal di xosi foo xam ni gaz mi ngi dégagé wu nga daal di xosi noonu la mel. moo tax yooyu aussi il faut ñuy xool nan lañ koy gérer ba nga xam ni kenn ku nekk dana mën a ànd ci règle yi nga xam ni tëral nañ ko mais aussi kenn ku nekk dana mën a fexe ba règle yooyu lu ñu koy tëral te la règle yi duñ ko gaañ ñu verbaliser ko au moins ñu verbaliser la boo defatee lii kat daa fay xaalis nangam boo defatee lii kat daan la amende nangam nag bàyyi la nga dem bàyyi ba nga répété ko 2 fois 3 fois. mais bu dee dañu ñëw ci benn jour bi rek woo nit ki directement kaay fay lii alors que moom amul lu mu reere amul lu mu ndekkee yooyu su xasee ba bare dafay indi problème bi te problème bu demee ba jeunesse bi toll foo xam ni dañu leen fàtt ba mënatuñu nooy mooy indi li ngay gis ci ay violence tey mooy indi li ngay gis ci ay manifestation waaye mooy indi tamit li ngay gis ci problème bi nga xam ni actuellement moo am au Sénégal loolu daal laa ci amoon comme xalaat. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Bonjour, Seydi Mohamed El Cheikh. Merci également de nous recevoir sur le plateau. Je suis Alioune Ndione, journaliste à la chaîne de télévision Nouri Moutalsam TV. Pour rebondir, je vais abonder dans le même sens que mes confrères, c'est-à-dire la crise sociale, la crise sanitaire qui sévit dans ce monde. Nous avons constaté que c'est une crise qui bouleverse le monde. Et la solution à cette crise est-elle mystique ou scientifique? Merci Alioune Ndione ak équipe bi nga xam ni moom nga àndal chaîne de télévision bi ngay liggéeyal muy Nouri Moutalsam TV di la remercier ci question bu pertinente bi nga xam ni posé nga ko ndax crise bi c'est scientifique ou mystique je pense que man am na lu ma ci jotoon a wax presse sénégalaise bi yëpp defe naa ni am na luñ ci dégg amoon na luñ ci bindoon à la une donte sax nag bare na luñ ci déformé ci lanu bindoon bare na luñ ci déformé mais loolu yëpp du ñu leen koy baal parce que am na ñoo xam ni pour jaay seen journal il faut que ñu fekk nga wax dara ñu yokk ko wala waxoo dara ñu dugal ni wax nga ko waaw mais je pense que man li ma gis mooy scientifique yi job fekkente ni crise bi ñoom mën nañ ko résoudre ñi ngi ciy jéem waxoon naa ko ci grande interview bi ñu defoon ci année bi passée ni woon gisaguñu woon vaccin ci période boobu léegi xëy na ñoom ñi ngi wax waxi vaccin donte aussi tamit vaccin yi ñu bare ñii nangu nañ ko ñii nangooguñ ko ñoom seen bopp sax garanti nañu ni du lu efficace à 100% kon ba léegi ñi ngi ci ay recherche kon loolu mooy seen wàllu ñoom mais man li ma gëm man personnellement mooy crise bi c'est mystique lu tax ma ni c'est mystique dafa bare paramètres yoo xam ni soo ko utiliser boole kaag li nga xam ni ñun jot nañ ko xam ci xayb dañuy xam ni c'est mystique paramètre numéro 1 bi nga xam ni mën naa ko ci tudd mooy le début de la mission universelle de la fin des temps le prophète Mohammed paix et salut sur lui avait prédit il y a des siècles ni avant mission boobu di door àdduna bi dina jaxasoo ba kenn dootul xamati la mu war a def waaw mu ni ñi nga xam ni ñooy diriger ak ñi nga xam ni aussi ñoom la ñuy diriger yonent bi moo ko prédire mi ngi ci hadith yi mi ngi ci les livres sacrés moom la prédire moom yonent bi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu prédire aussi loolu dafay am boobu benn la ci beneen bi aussi mooy dinañu toll foo xam ni pour yàlla indi quiétude pour yàlla indi justice il faut que mu am benn bouleversement boo xam ne dafay am mooy nit ñi dem ba gis injustice nit ñi dem ba gis ñuy opprimer ñale nit ñi dem ba kenn ku nekk dootoo nekkati en sécurité fenn fi ba yonent bi mu koy expliquer dafa ni woon nit dina toll foo xam ni ci àdduna ni mu jaxasoo dinañ ko rey moom te du xam sax moom lu tax ñu rey tey gis nga ko da ngay xëy suba gis grande puissance yi bombardé fenn rey ay jigéen rey ay xale am na Palestine lu dul benn du ñaar bis bu nekk ñu bombardé bande de Gaza bis bu nekk ñu mëne ay opération ciblée ci ñi nga xam ne ñoo fa nekk di ay jullit yu nekk ci seen jàkk dirigeants yu bari ci ñoom exterminé nañ leen te ñooñu ñëpp kenn ku nekk ci ñoom pourtant ñi ci ëpp lan doon wax mooy li yàlla wax li yonent bi wax kon dañ doon waaraate ba loolu fekk leen fa waaw léegi nag yooyu yëpp bi mu dajee amul benn réaction bu am nit ñi di doxe noonu kenn ku nekk di def la ne yàlla xëy suba moom indi crise sanitaire mondiale
boo xam ni defe naa depuis mars 2020 ba léegi defe naa ni ñu ngi koy subir su fekkoonte nag côté scientifique la ak scientifique yi ñoom lu nu daj ci liggéey ci créer ay vaccin ci sonn guddeeg bëccëg ci laboratoire yi nelawatuñu je pense que kon crise bi fekk na weesu nañ ko c'est mystique nag moo tax tant que delluwuñu ci yàlla je ne crois pas que ni crise bi dina gaaw a arrêter tant que delluwuñu ci yàlla loolu la amoon comme explication ci côté boobu. waaw merci Seydi Mouhamed El Cheikh si temps bi nga xam ni nangu goon ko accordel man maa ngi tudd Makhtar Thioub journaliste Medina Cheikh TV et Medina Cheikh rajo. donc laaj bi ñu bëggoon laaj dafa dellu si dialogue interreligieux bi. ndax gis nañu jamono yi benn regain de vitalité boo xam ne am na ci. ndax gis nañu Pape François am na voyage yu bari yoo xam ne def na ko. te bi mu si jëkk a def mooy bi mu def février 2019 fële ca Abu Dhabi. daje faak Imam Al Azhar. ñu waxtaan ba trouver benn convention commune pour ñu jàppante comme ay frères. loolu aussi yamul foofu gis nañu rabbin juif Washington bi aussi bi mu yëgee loolu moom tamit ànd na ñoom ci loolu ba ñu def benn document bu am solo. tudde ko Fratelli Tutti moom mooy maanaam ñoom ñëpp ñu jàppante nekk ay frères. yamul foofu Pape François bi mu jógee foofu dem na Irak. bi mu demee Irak daje na fa ak autorité chiite bi gën a kawe. muy Ali al-Sistani. waxtaan ak moom ba moom tamit d'accord na pour ànd ak ñoom. mu nekk loo xam ni daanaka lu historique la loo xam ni mën na ni mësul am. donc ñun laaj bi ñu bëggoon laaj. ginnaaw bi ñu xamee ni Isa ibnu Maryam. jege bi nga xam ne jege na ko Imaamul Mahdi. ak rôle bi muy joué ci mission Imaamul Mahdi. est-ce que kon mënuñu wax ni. Pape François actuellement li mu nekk di liggéey nii mi ngi koy préparer Imaamul Mahdi bi nga xam ne mission universelle lay woote. waaw merci beaucoup monsieur Thioub di la nuyu bu baax ak équipe bi nga xam ne mooy équipe Medina Cheikh rajo di leen remercier aussi ci question boobu. waaw en premier damay fàttali le prophète Isa ibnu Maryam comme tu dis le prophète Isa ibnu Maryam dafa am lu mu waxoon ba mu ñëwee. discours bi mu defoon moom prophète Isa ibnu Maryam dafay discours boo xam ni dafay jar di laaj toujours bu ñuy wax ci dialogue yi laaj discours ba lan la ak lu ko ëmb ak lan la waxoon dafa ñëw ni yaa bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubassiran bi rasuli yaati min bahdiya ismuhu ahmad yàlla àggale ni falamma jaahum bil bayinat xaalu haja shihrun mubin. je pense que loolu tey ëmb na lépp Isa ibnu Maryam dafa ñëw dëggal li nga xam ni weesu woon na ko mais en même temps annoncé waale la venue du prophète Mohammed paix et salut sur lui. xam nga parfois nit demandé am na léeg-léeg ñu koy faral di laaj ci xadara Medina Cheikh bi ñi nga xam ni parfois peut-être dañuy suivre parce que nañ ci jot benn question benn nit ki laaj lu tax sang bi bare lu muy wax Seydi Ahmad au lieu que mu wax Muhammad waaw am na ku ko mës a poser question jotal ñu ko fii pour laaj ko ma ni peut-être sax xëy na dafa desoon dégg explication bi ñu ci joxe woon ndax Ahmad mooy tur bi ko asamaan di woowee ñun Seydi Ahmad bi ñuy woowee yonent bi ñu ngi ko donne ci dégg bi ñu koy dégg ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif mu di ko wax Seydi Ahmad beneen bi aussi moom dafa fàtte ni Isa ibnu Maryam bi mu ñëwee dafa ni wa mubassiran bi rasuli yaati min bahdiya ismuhu Ahmad la wax moo tax ñenn ci juif yi di wax waxul Muhammad dafa ni Ahmad alors que Ahmad Muhammad benn la waaw mais léegi comme Isa ibnu Maryam moom waxoon na loolu dañuy xool ndax loolu mu wax bi nu ñëwee topp nañ ko yàlla ni falamma jaahum bil bayinat xaalu haja shihrun mubin yàlla ni pourtant bi mu ñëwee moom le prophète Mohammed paix et salut sur lui avec ce qu'on appelle la preuve évidente ñoom dañ ni c'est de la magie évidente xaalu haja shihrun mubin ñu ni c'est de la magie évidente xar bi mu xar weer beeg leneen li mu def ak loolu yëpp ay njabar kese la mais mënul doon yonent imposteur la wax ka nangam ak nangam léegi nag yooyu bu amee maanaam dañuy fexe ba juboo déjà ci ni yonent bi c'est le prophète de l'islam juboo ci ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur des êtres créés juboo si ni c'est l'essence des bienfaits juboo si ni c'est la lumière des cœurs mais juboo si ni moom la Isa ibnu Maryam waxoon ni Ahmad dana ñëw suñ ci jubee ba noppi nag dialogue bu nu duggati dialogue boobu dafay neex a dégg pour préparation mission Imam al Mahdi je pense que même yooyu nga jot a tudd léegi parce que maa ngi dégg tudd nga Ali Sistami nga xam ni ñëpp tey jii boo demee Najaf xam nañ ko tey jii boo demee Karbala ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañu aussi digganteem ak Iran mais Ali Sistami tey aussi
bu ñu fàtte ni am na moom benn problème ak sunnite yi tam loolu il faut ñu xam ko te sunnites yi aussi ce sont des musulmans comme nous sommes des sunnites ñoom ay chiites lañu ce sont des musulmans mais dafa am idéologie yu ñu am ñoom kon déjà même Ali Sistami war nañu fexe ba mu déggoog sunnite yi ba pare te nu ñuy déggowee mooy diggante Ababacar xulafaawul arba Umar Ousmane Ali ñu wax ni ñooñu ñëpp ay compagnons yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ du ñu beddi kenn suñu jubóog Ali Sistami ci loolu donte ñun jubóog nañu moom ci ni Seydina Aliyun géeju xam-xam la jubóog nañu moom ci ni Seydina Aliyun lumière yonent bi la jubóog nañu ak moom ni Seydina Aliyun maam la ci Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani maam la ci Cheikh Abdul Qadir Jilani il faut que nag moom tam mu nangul nu ni Ababacar Umar Ousmane ay compagnons yu digne lañu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xalifaam lañu ñu déggoog moom ci loolu ñu tëral protocole d'accord ak moom ñu waxtaan ak moom ñu juboo wan ni que religion islamique benn la kon dama bëgg wax ni ñun war nañu juboo nun suñu biir balaa ñuy demander Vatican bi wala di demander keneen benn dialogue mooy nañu fexe ñun musulmans yi ba dialogué ba juboo suñu biir ba noppi bu ñu jubee ba pare nag après ñu contacter Vatican bi ñu xool léegi ci yan point la ñuy mën a waxtaan pour mën a juboo incha allah. asalaamaaleykum Seydi Mouhamed El Cheikh. waaleykum salaam. man la soxna Fatou Sy wala Dunyati TV. di la remercier ci échange bi nga ñu accordé. suñu question di dellu si feebaru coronavirus bi. pour aborder un peu dans le même sens que mes collègues. ñu gis ne annoncé woon nga ko depuis 2018. te ba léegi mu ngi continuer di jaxal àdduna. vaccin yi nga xam ne tamit moom lañ ci proposé gisaguñu seen efficacité carrément. te jox na tamit polémique bu bari. ñu bëggoon xam lan mooy sa xalaat ci vaccin yooyu noonu. ak coow li nga xam ne indi na ko yépp ci àdduna bi. waaw sama xalaat ci vaccin yi avant tout ñu lay nuyu soxna Fatou Sy mooy li ma wax déjà waaw xam nga ki la wax ni moom c'est mystique moom boo koy xalaatal ko ci wàllu mysticisme lu mu ci xalaat man sama xalaat ci vaccin yi mooy li ci Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani xalaat li ci Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif xalaat it su ma ko waxee su boobaa su ma concerné man ci man laa koy yamale dama koy yamale ci sama bopp su concerné ñi may waxal ma àggale ko ci ñoom mais déjà defe naa ni paramètre boobu gëw ma ni boo demee xay ba dina nun am xalaat ci vaccin yi ndax lu tax ñun dañu jàpp ni c'est mystique comme c'est mystique nag ñun léegi xalaat boobu damay defe ni dañ koy delloo ci sunu wàllu mysticisme ca xay ba xool lan mooy sunu taxawaay ñu organiser woo noonu ba mën a dox ñun ci biir masse yi te kenn duñu contaminé mën a ànd ak suñu ay disciples ñoom it ñuy dox te kenn du leen contaminé comme nag nun mën nañu côté boobu nun ci mystique demandé woon nañu benn temps wax ni mën nañu apporter solution ci loolu weddi nañ ko ñii neen mënul nekk ñii neen nangam ñun continuer nu di dox ci masse bi te kenn contaminé wuñu sunu disciples yi continuer nañu di ànd ak masse bi te kenn contaminé wu leen mooy sunu résolution mystique nun waaw je pense que loolu laa am foofu pour tontu waaw. Asalaamaaleykum Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh. Waaleykum salaam. C'est Abibatou Diop de Nouri Moutalsam TV. Nous tenons tout d'abord à vous remercier de nous avoir accordé de votre temps. Merci. Pour la réalisation de cette conférence de presse. Je vais maintenant vous poser ma première question. Actuellement, nous assistons à une montée des partis d'extrême droite ultra-racistes et islamophobes dans les pays occidentaux. Que pensez-vous de ce phénomène? waaw phénomène boobu pratiquement foog naa ni yàgg na am na lu ma ci jotoon a wax ci benn émission ma ni loolu defe naa ni suñu xoolee ku mel ni Malcolm X moom la doon xeex ba ñu xëy assassiné ko ku mel ni Martin Luther King loolu la doon xeex moom aussi ba ñu xëy assassiné ko ku mel ni John Kennedy bi mu ci commencé di wax moom it gis ngeen fa mu mujje kon yooyu yàgg na du léegi xëy na léegi nag dafa nekk ci période boo xam ni dafa gën a bare parce que bu njëkk ba bu ñu ko waxee rek sa xel mi ngi dem ci États-Unis sa xel bu dee Afrique mi ngi dem ci Afrique du Sud mais léegi dafa nekk ci réew yi foo tollu da ngay gis lu mel noonu dafa am ci Afrique am ci pays limitrophes yu nekk ak ñun commencé aussi di profiter de l'occasion di ko souligner waale commencé aussi di commencé di samp ay tànkam ci suñu réew li koy indi mooy bu ñu dematee ba suñu réew ñu toog léegi di wax naan kii joolaa la moo tax mu waxee nii kii pël la moo tax muy waxee ne kii soose la moo tax muy waxee ne kii wolof la moo tax muy waxee ne loolu mooy taal safara réew mi di Sénégal benn réew la kenn mënu ko xar ñaar séeréer beeg joolaa bi ñoo bokk ndey ak baay ki nga xam ni mooy pël bi ak saraxolle bi wala naar bi ñoo bokk ndey ak baay
li nu lié dafa bare li ñu lié en premier mooy islam moo nu lié innamal mu'minuuna ixwa yàlla nee na tous les musulmans sont des frères kon fraternité boobu war nañu fexe ñun ba doxal ko sunu diggante ci sunu religion sant beneen bi mooy mag ñu baax ñu ci réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku ca nekk réew mi nga liggéeyal kon war nañu fexe ba lépp luy dellu ci wàllu waaso di dellu ci wàllu ethnie ni ñu koy waxee di dellu ci wàllu xeet ñu fexe ba génne loolu ci réew mi parce que loolu amu fi place ñun fii ñu toog ay sénégalais ñi ngi fi ñu amee nationalité française ñi ngi fi ñu amee nationalité gambienne nga xam ne ay gambien ñi ngi fi ñu bokk ak ñoom xeet bu nekk ngi fi am na ñoo xam ne pël lañu fii ñi ngi toog am na ñoo xam ne joolaa lañu ñi soose lañu ñi ngi bokk ak ñoom place bi di jullee ak ñoom di wasifa ak ñoom mais loolu mooy Sénégal kon bu kenn xëy di indi affaire ethnie kii lee la tudd moo tax muy wax lee kii lee la sant kii fee la bokk yooyu il faut que ñu teel ci jóg suñ ci teelu jóg gis nga yooyu nu mu décimer réewu Afrique yi yu ci bare xoola tey Centrafrique diggante musulman yi chrétiens yi ba nu jotee ñaata nit a ci dee gis nga Mali bii rek Mali bii jege ñu gis nga problème yu muy indi foofu waaw kon problème yooyu ba ci Guinée bii kon war nañu fexe ba problème yooyu bu mu agsi Sénégal léegi nag problème yooyu nu ñuy def ba bu mu agsi Sénégal mooy képp koo xam ne mi ngi cultiver ci loolu nañu la woo déglu la ba noppi delloo si la ci yoon pour nga cultiver jàmm ndax réew mi jàmm fii la xëj kon nag yooyu mi ngi am mais ñun nañu fexe ba def li mag ñi di faral di wax mbay ci sa weewu tànk mooy donte boddantikoo bi mi ngi am donte xeex bi mi ngi am donte bañante bi mi ngi am mais ñun nañu fexe ba lu mu law ñu fexe ci préserver sunu réew mi di Sénégal ci ay discours yoo xam ne ñi koy tenir dañuy nekk un responsable avant ñuy yëkkati seen kàddu di wax. Alors, Seydi Mohamed El Cheikh, pour nous sur une deuxième question. Est-ce que le début de votre mission tant attendue marquera la fin de la crise sanitaire ou bien la pandémie continuera à faire des ravages avec la mutation récurrente du virus? waaw loolu ñu bari ñu ngi koy laajte muy ndax sunu début mission ci le coronavirus di jóge ci réew mi wala di jóge ci àdduna ma ni loolu li ma ci mën a tontu mooy waxoon naa ni début mission bi ñu ngi ko fixé fii ci Médina Cheikh pour def ci conférence boo xam ne bu mag la samedi 29 janvier 2022 su ñu demee nag ba le 29 janvier 2022 li nga xam ne loolu la ñuy dicté ak li ñuy organiser te muy doon bénéfice su ñëpp fii ci Sénégal doon bénéfice su ñëpp ci àdduna loolu ca bés boobu lañ ñu koy dicté ndax ñun waxuñu dañu waxloo bu ñuy jël décision aussi dañuy wax ñu soogay jël décision bu ñuy jëf aussi dañuy wax ñuy soogay jëf xam nga lii yëpp annoncé woon naa ko yàgg na. décembre 2020 bi gars yi commencé di bind ñu bari di wax ni 2020 bi kay war na gaaw jeex ndax ñu dugg 2021 def naa fii discours mi ngi ci archives yi mën nañu ko vérifier ma ni leen 2021 bi moo raw 2020 bi xëy na peut-être ñu ko xamul rek ñooy waxe noonu ni leen aussi avant que ñuy mën a am soulagement faw ñu dem ba 2022 kooku je l'ai déjà dit léegi nag bu ñu demee ba débuter sunu mission dinañu teg acte yoo xam ni Sénégal yëpp dinañ ci bénéficier wu àdduna yëpp dinañ ci bénéficier wu te lépp nekk ci jàmm lépp nekk ci ngëneel lépp nekk ci prospérité incha allah. deuxième question Seydi Mohamed El Cheikh. comme bi ngeen di door wax ngeen ni bii mooy seen première sortie ci année 2021 bi ndax mën nañu xaar yeneen sortie ci biir année 2021 bi comme ngeen ko tàmbalee woon seen taalibe yi. waaw décidé naa yeneen sortie ci année 2021 bi décidé naa yeneen sortie peut-être am na ci ñi nga xam ni ñoo ma gën a jege ci compagnons yi ñu ma ko jot a wax tuddal leen benn nitu lumière bu mag waaw koo xam ni ñun ñëpp sunu référence la ma wax leen ni leen ci début année bi xam ne ñu ma ko fi jot a nettali fii ñu ngi toog ni leen jox na ma benn lettre bu nu bind avec des écritures en lumière ni ma lettre bi bu ko tijji bul xool le contenu jox ma benn mois muy mois d'août ni ma da ngay bàyyi ba mois d'août 2021 nga soogay tijji lettre bi li ci nekk nga appliqué ko ba léegi lettre bi mi ngi ñu garder xamaguma lu ci nekk xamaguma lu mu ci bind mais nee na ma benn jour boo xam ne am na ñu ma ko jot a wax ci biir mois d'août bii nga xam ni ci lañu jëm mu ni ma ci nga koy tijji ci nga war a xam lu ci nekk li ci nekk rek na nga ko jëfe noonu nga xam ni noonu la ci nekkee te kooku wax ba ko du waxantu te mosuma yëgit fu mu waxee loo xam ni dañ na wala fu mu jëfee loo xam ni après dañ ni dafa juum comme loolu mi ngi ñëw nag il faut que ma prévoir ay sorties aussi il faut ma expliquer nit ñi lu nekk ca lettre ba il faut que ma wan nit ñi lu nekk ci lettre bi ñu jëriñu ci
parce que début année bi dafa am lu ma waxoon dama ni woon bu nu demee ba année 2021 dinaa gàcceel képp koo xam ni dafa ni yàlla mayewul ñi ngi ci mois d'avril te année 2021 bi jeexagul te am na sax ñu ni xëy na nu mu ko waxee woon mooy ñoom ni ñuy doxee ci biir feebar bi te du leen contaminé fekk ba léegi des na te dafa am lu bare loo xam ni balaa ma koy mën a def il faut que lettre boobu ma tijji ko kon lettre boobu il faut ñu xaar katam ba xam lu ci nekk ba mën a génn waxtaan ak nit ñi kon loolu moom mënul ñàkk waaw loolu laa amoon ci lu may tontu foofu waaw. Merci encore pour les réponses pertinentes et percutantes que vous avez apportées par rapport à nos questions. Je vais poser ma dernière question. Il s'agit de l'évolution de la marmite sociale. Avec tout ce qui se passe au Sénégal actuellement, le mécontentement populaire, la crise politique, Seydi Mohamed El Cheikh, vous, en tant que citoyen sénégalais, en tant qu'observateur averti, quel acte auriez-vous posé s'il vous avait été demandé d'agir par rapport à cette situation? waaw je pense que toujours nit ñi faral di waxee rek dafa am yoo xam ni moom la ñuy tuddee les urgences de l'heure yi nga xam ne tey jii c'est urgent mënul xaar li ma gis ni mënul xaar en premier mooy fexe ba redresser économie Sénégal parce que redresser économie Sénégal ba nga xam ni tey jii dina toll fenn foo xam ni ñëpp dinañu xam ni kat ñun ñi ngi ci bokk ci réew yi nga xam ni sax même bu ñu leen tuddeewul les pays développés mais les pays en voie de développement loolu ca la jeunesse bi mënee am liggéey mais jeunesse bi aussi pour ñu am liggéey du rek dañuy toog jël benn kayit daan wutal kii liggéey daan wutal kal liggéey dañu war a tëral ay actes yoo xam ni jeunesse bi seen bopp dinañu gis ni lii buñ ci jàppee dinañu am liggéey mais tey par exemple bu ma jëloon benn mbir rek bëgg la ko expliquer boo jógee Saint-Louis di dem Dakar ñaata terrain ngay romb ay forêt yoo xam ni ay brousse terrain yoo xam ni mën nañ ko cultiver terrain cultivable ndox lu nekk ngay romb diggante fi bala ngay àgg Dakar loo xam ni doo gis lu dul ay garabu guy ñoo ci samp yi ay ñax yoo ci samp yi yeneen ci samp mais lan moo tax mënuñu woon fexe même s'il le faut sax comme dañuy wax di problème de financement la mais ñu jéem a wut ay financement parce que financement yi war nañ ko mën a wut suñu mënee wut ay huit yu luxe mën a wut ay kër yoo xam ni ay milliards la mën a wut ay portable yoo xam ni ay millions lay jël mën a toog du nu fay ndox du nu fay courant du nu jënd gasoil du nu wut dund ba noppi di dund nam ñu neexee ñu ni fay chaque mois war nañu mën a wut financement kon bu nu bàyyee àll bi waaw suñ ci taxawoon dinañ ko mën a wut financement boobu suñ ko wutoon tey diggante Dakar Saint-Louis rek laa la wax waxuma la sax yeneen régions yi mais Dakar Saint-Louis ñaata terrain fa nekk yoo xam ne tey jii suñ ci bayloo woon culture yi nga xam ne nag dañ koy diversifier maanaam mbay moo xam ne tey soo ko bayee ba pare ki koy jënd dafay taxaw jënd ka yow mi ko bayoon aussi ñu jox la sa ñaq fay la ba nga xam ni loolu dana tax nga sawar organiser loolu tey ñaata jeunes ñoo mën a liggéey ci loolu diggante boobu rek laa wax kon loolu tey suñu jëloon ay financement def ko indi fa ndox indi fa machines yi mais jeunesse bi dañuy liggéey parce que jeunesse sénégalaise bañuñu liggéey problème bi mooy dañu gisul lu nu liggéey waaw peut-être dañuy nekk rek ñu leen di promettre ci meeting yi daanu def lii après daañu leen jox lee mais lu ci bari gisuñu ko mais tey loolu suñ ko defoon jeunesse bi ñoom dinañu mën liggéey parce que mbay moo yor réew yu bari yu développé tey lan moo leen développé lu du mbay Amérique lu ko développé lu tey Brésil li nga koy dégg ci football bi yëpp xëy na siiw na ci football bi mais tey boo demee gis nga seen tool ya na mel Espagne bi tey ñu bari di fa dem da ngay gis nañu tool ya na mu naate kon loolu suñu amoon ay financement ñu liggéey ko ba noppi nag ñu jox baykat yi seet àq loolu suñ ko defoon foog naa ni ku nekk ci jeunes yi da nga am liggéey waaye nag su fekkee defuñu loolu xanaa doonu wax rek kaay leen bay ku bay ba pare mu nekk ci àll bi di nëb kenn du ko jënd wala ki doon bay après moom du mën a am sax lu mu yóbbu këram lu dul ay bor topp ko ci ay engrais ak yu dul jeex kooku ñu bari dañ leen di tàyyellu kon il faut que ñu fexe wut financement yu dul jeex delloo si ko ci suuf si delloo jeunesse bi si suuf si ñu jëlaat tool yi bay ko pour Sénégal mën a naat man daal loolu laa jàpp ni bokk na ci li nga xam ni warul mën a xaar war nañ ko mën a commencer ci Sénégal. Voilà, merci Seydi Mohamed El Cheikh. Donc waxtaan ci bu Medina Cheikh TV ak rajo. Donc deuxième question bi ñu bëggoon poser mooy lu jëm ci sa parcours. Parce que gis nañu actuellement 24 ans de mission. Donc bu ñu si bëggee def tuuti résumé rek 97 ak 2004. mooy ak taalibe yi nga xam ne jëkk nañ la wuy si. bu ñëwee 2009 établissement Medina Cheikh Tidiane bi ñu nekk. 2016
message bi jàll ci diaspora bi. mu nekk ay autant d'obstacles ak ay challenges yoo xam ne nekk na ci yoon boobu. ñu doon laajte rek bu fekkee jël nañu sa patience. ak sa volonté teg de côté. ban évaluation nga mën defal ci parcours bi. ak lan moo la motiver autant. boobu ba léegi. waaw di la remercier bu baax aussi ci question bi déjà bu fekkente ni tudd nga patience bi rek je pense que expliquer nga lépp loo xam ni waroon naa ko sax bën a wax donte wax guma ko parce que dafa am loo xam ni dañ ko dénk missionnaire dañu la dénk ñett waxoon naa ko ci détermination waxoon naa ko ci volonté waxoon naa ko ci engagement mais loolu yëpp pour mu am il faut que mu ànd ak patience parce que yàlla moom le patient turam la as-sabur yàlla ku patient la kon loolu day ànd ak patience boobu nag ñu am mais tey bu ma doon def évaluation delloowaat ko ci biir patience boobu ñu am 24 ans depuis 1997 ba ñu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif joxe wérdi bi ba actuellement tey ñu nekk 2021 ñuy revendiquer benn baat di tenir benn discours di doxale ci benn fànn boo xam ni nañ noonu lañ ñu ci xamee mësuñu gis fenn foo xam ni xëy na ñu changer discours wala doxale neneen wala bëgg propagande wala bëgg parparloo parce que yooyu su ma nekkoon ku ko bëgg maa koy ëppale ci Sénégal gis nga li ngay faral di gis rek nit jékki saa rek dem wéeru ci kenn pour lan pour siiw li ngay gis nit jékki saa di tudd kenn fekk sax ka muy tudd yitteelu ko dafa bëgg rek maanaam ñu tudd ko wala ñu décorer ko yooyu nii su ma ko bëggoon tey ji toll naa ci influence foo xam te loolu Sénégal la ko gën a xam parce que mooy tax lu ma wax fii korité ñu bind ko ci presse bi bu ma amul woon influence boobu lu ma wax fii ci korité bi kon benn presse du ci jën dañuy wax day julle korité am rek léegi li mu wax moom la concerne ba lu ma waxoon tey jii même ku ni du ma ko nangu du ma ko gëm ànduma ak moom gëwuma ko di nga ko déglu di nga ko déglu bu ñu ne wax na lii di nga ko déglu kon man ni may doxi sama mission ku ko xam ni dama nekk wax naa ko léegi chef de protocole bi ñuy génn ma ni ko on est dans les temps ñun duñu nekk ci ni ñuy doxe dafa am nu ñuy doxe duñu yàkkamti ba waaxu duñu yàkkamti ba daw di vitesse waaye aussi duñu reculer dañu am ci yoon boo xam ni dañ ci nekk xam nga dañuy wax ni rien ne sert de courir il faut partir à point le résultat de la précipitation et de l'empressement c'est toujours le regret da ngay dégg ñu di ko wax yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne tey nit mën na ci jàng lu ne ñun nag bu ñuy def tey suñu évaluation dañuy xool ni 1997 ba 2021 ñi ma xam démb xam ma tey sama melokaan menn melokaan la mës a doon ni ma mel laa mës a mel mësuma changer discours mësuma teggi tànk fa ma jëmoo ci noonu nag la ma Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ci bénédiction ak ci lumière am jàppalee ba tey li ma réaliser yëpp ma mën ko réaliser parce que bu ñu fàttaliku ni 2006 l'an 2006 10 avril 2006 te la ñu njëkk def sunu gàmm ba ñuy def gàmm ga ci benn salle la woon ci 15 mètres bii la fa nekkoon peu de personnes la woon presque ay 56 ay 40 ñoo fa nekkoon ci personne tey bu ñuy gàmm ñaata ñoo fi ne Médina Cheikh bi bu ñu fàtte ni septembre 2009 laa ko jënd septembre 2009 muy titre foncier septembre 2021 la ñu ne lii ma réalisé fii ñëpp teg nañ ci bët waaw lii ma réalisé fii ñëpp teg nañ ci bët zawiya bi ñu mën a nekk tey ñu fi julli di fi wasifa yi nga xam ni tey moo ko entouré ba dernièrement ndox mi nga xam ni tey jii lu bari la ñu fay pour ndox bi ñëw fi waaw ay millions la ñu fay robinet bii ngay gis fii ay millions la ñu fay pour mu ñëw fi waaw ay millions la ñu fay këyit yaa ngi fi contrat yaa ngi fi maanaam tooguñu xaar benn politicien mu indil ñu ko comme ni ko ñu bari di yaakaare ay millions la ñu fay robinet bi ñëw Médina Cheikh waaw jël ay millions bâtir ci zawiya bi te amul benn ndimbalu politicien bu ñu laajoon chaque gàmmu ñuy def ay millions ci tali bi pour oto yi mën ci jaar parce que fii presqu'île la dama ni c'est tout à fait normal que bu nu demee ba saison des pluies ndox mi débordé yéeg ci tali bi presqu'île la boo demee ci îles yi noonu la ñu mel États-Unis ak fépp ci yem il fu mu mënta nekk noonu lay def mais dañ ci def ay millions di ko liggéey te aussi laajuñu benn appui ci benn politicien nii ci benn gouvernement mais lépp suñu liggéey bopp la léegi nag suñu mënee am dal googu ak volonté googu kon war nga xam ni ñi ngi ci yoon parce que defe naa ku nekkul ci yoon wala kuy toog nii rek tal na leneen lu dul jël ay millions def ko ci poosam au lieu mu koy financer ci ay ndox ay tëli ay place yoo xam ni dañ fay jànge alxuraan ay place yoo xam ni tey jii dañ fay wasifa ak di fa jullee parce que man maa bëgg moderniser Médina Cheikh te incha allahu dinaa moderniser Médina Cheikh jalon bu njëkk bi laa teg deuxième jalon bi danaa ko teg 2022 te ku ñëw di nga gis ni moderniser naa ko waaw
ñun nag sunu liggéey dafa dul xaar moo tax toujours lu ñu liggéey ku ñëw rek boo xoolee da ngay jommi ni lii kañ la ma ni pourtant lii ñun ñooy architecte yi ñu nu àndal aussi ñoom ñooy maçon yi Médina Cheikh construction ñooy liggéey ci pierre bu njëkk ba pierre bu mujj bi te dinañ ko moderniser ba nga xam ni dëkk boo demateeg lu dëkk ba rëy rëy boo xoolee Médina Cheikh di nga gis facette boobu ci dëkk bi di Médina Cheikh te loolu gis naa ko xam naa ne muy mujj taxaw naa ci te 2022 dana am benn progression fulgurante bu ci am ci ni may moderniser Médina Cheikh incha allah waaw loolu daal la amoon comme évaluation. d'accord. macha allah Seydi Mouhamed El Cheikh. suñu ñaareelu question bi dañ koy jëmale si wàllu politique. ak ni ñu koy doxalee ci Sénégal. ñu gis ne jamono ji ñu weesu sax am na coow lu fi jotoon a am. ba ñu dégg si wàllu complot. ñu bëggoon xam sa gis-gis. ci ni ñuy pratiquer politique au Sénégal. ak aussi ndax yaakaar nga ne ñi seq arène politique bi jamono ji fii si réew mi mën nañu yóbbu Sénégal fi ñu bëgg mu yegg fa. waaw maa ngi lay remercier ci question boobu dëgg la comme ñun ñëpp a ko déggandoo ci Sénégal fan yii yëpp mën naa ni bokkoon na ci sax lii nga xam ni yëngal na ko lu ci yokk woon lu nu tudde complot ñii ni complot la ñii ni du complot ñii ni nii la demee ñii ni demewul nii waaye comme ñun ni ma koy faral di wax toujours dañuy wax ci li nga xam ni mooy priorité ñun xam nañ ci lu leer naññi li nu ci xam yëpp dañ koy garder pour ñun parce que loolu pour man nekkul loo xam ne nit ñi dañ ko soxla ñu naan leen waaw kii moo am raison kii amul raison nit ñi xam nga lu ñu soxla fu mu ne lu ñuy dundee la ñu soxla waaw. nit ñi li ñu soxla mooy loo xam ne bu ñu xëyee dinañu mën a lekk seen xel daal nit ñi lu ñu soxla mooy bu ñu tëddee mën a am jàmm xam ni kat dëkk bii dëkku jàmm la nit ñi actuellement loolu la ñu soxla. loolu ñu soxla nag loolu suñu priorité ci loolu aussi lañ leen di wax léegi nag li ci des muy gis-gis gi ma am ci ñoom ni nga xam ne noonu la ñuy faral actuellement di doxalee wàllu politique au Sénégal. lu ñuy déplorer la lu tax ñu mën ko déplorer mooy kenn xamatul bu njëkk ba da ngay naan par exemple kii parti bi la bokk kii parti bi la bokk ba ngay màggat di nga xam ni kii parti bi la bokk mais léegi imaginer ci tey arène politique bi ñu fi nekk mën nga juum ci benn nit fukki yoon ci parti bu mu bokk waaw parce que da ngay toog opposé wu dara baaxul dara niiwul gouvernement bi ñëw nga dem dugg gouvernement bi dem nga génnaat keneen ñëwaat dara baaxul kooku woo la teel li nga bël la xaalis nga noppi ànd ak moom moo tax finalement kenn du xam sax idéologie ñooñu ñan lañu léegi nag ñooñu su dee loolu la ñuy jàngal jeunesse bi seen bopp kon mooy parfois li ñu leen di jàngal dafay dellu toujours ci xool foo xam ni tooy na nga tag fa xool na ngay naxee nit ki xool na ngay defee ba am fee malet wala leneen ñun daal li nu gëm mooy politique bi nga xam ne tey moo mën a dimbali Sénégal dëgg mooy politique bi tegu ci ay sunu valeur ba pare sunu valeur nag su ma ko waxee valeur islamique moo tax may wax valeur islamique bi mag ñi daan doxal mooy fexe gore mag ñi dañu gore woon mag ñi dañ daan wax ni su la mar taxee naan petite su ruba ne tëjee di nga rus mooy dañuy wax ni même booy opposé boo sonnee sa idéologie boobu garder ko gëm ko parce que ñi la topp ci loolu nga leen woo mais boo demee ba xëy un jour génn ci parce que dem ndax fee moo gën a yomb su boobaa ñu ni trahiroo sa bopp mais yaa ngi trahir ña nga xam ni ñoo topp sa gannaaw kon tey li nu mën a génne ñun ak politique bi ñu soxla mooy politique bu set une politique saine moom la ñu soxla politique boo xam ne bu set la boroom loxo yoo xam ne loxo yu set la ñu nga xam ne lekk ñu dërëm luubalu ñu dara ñoo xam ni aussi ñu gëm yàlla lañu lépp lu ñuy wax dañ ciy jiital yàlla avant que ñuy prononcé wu ci loolu bu ñu wéetee aussi di jël ay décret dañuy xalaat yàlla ci décret boobu avant que ñu koy jël su ñuy même waat sax dañuy xool alxuraanul karim nan la tëralee atte yi ñu waat ci alxuraanul karim ndax mooy suñu téere bërki démb bu yàggul maa ngi gis ñuy wane présidente boobu ñu koy tagg mu yor alxuraan nii di ci waat ñëpp di wax ma ni loolu ci ñun la war a njëkkee suñu nee 92% de la population du Sénégal sont des musulmans ñun ñoo ko wax ñu ni majorité bi ay musulmans lañu kon suñu constitution alxuraan war na ci am wàll bu yaatu xam nga nag ñu bari duñu comprendre alxuraan war na ci am wàll bu yaatu am na ñoo xam boo waxee dañuy wax non xanaa da ngay jël alxuraan rek teg ni ay ci nuñ def nii alors que ñëpp jànguñu ko dañu ni ñuy dimbali ko alxuraan ndax yàlla kenn gënu ko mën a xam loi yàlla kenn gënu ko mën a xam luy dimbali peuple ñu xool ba par exemple tey bu ñu jëlee sunu juriste yi wala ñu jël magistrat yi wala ñu jël juge yi wala ñu jël kenn koo xam ni sa xam-xam màcc na ci wàllu yoon li nga wax ba noppi ñu wut beneen ministère boo xam ni day dellu ci atte alquranul karim wàllu islam rek kay ñor ñu ragal yàlla ñoo fa nekk ñu jàng ñoo fa nekk te amuñu benn naan kii nii la mel moo tax lii laay wax wala léegi jub rek la di atte ñu demandé leen ñu tijji alquran xool ni war nañ ci kat mën a dolli lii suñ ci dollee lii dana jub ñu xool lan lañ ciy dolli ci alquran ñu appliqué ko li ci des bu ñu demee ba jaaxle ba sës suñu julli suñu ñaari rakka tàllal loxo yàlla ni ko yaa nu dénk réew mi
jéem nañu ba mënatunu yow mi mën nag àggaleen ñu yàlla dimbali ñu ci parce que du jiital nit ba noppi rocc loxoom ci moom waaw mais su dee dañu jàpp ni ñun ñoo gën a xam ñun ñoo gën a mën nii la ñuy tëralee ku mu neex boo amee bralon ñu def la nii yóbbu la fale loolu mooy indi problème yi kon man li ma jàpp mooy daal ñun daal politicien bi ñuy xaar ëllëgu Sénégal nekk ci loxoom mu yëkkati Sénégal mooy politicien boo xam ne bu ragal yàlla la bu gëm li muy wax la buy doxal la muy wax la ba lu muy wax ak la muy jëf dara du ca wute waaye lépp day nekk njëriñu nation bi nga xam ni mooy nation bi ñu boole uuf te muy nation sénégalaise incha allah. Macha Allah, Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh. Je m'en vais vous poser la toute dernière question. De nos jours, la Oumma islamique est divisée et manque considérablement de leaders. Quels sont les actes clés que vous poseriez pour y remédier? waaw xam nga umma islamique bi moom comme ni ma ko waxee léegi ci benn question bu ma posé woon yàggul mooy boo xoolee division bi yàgg na ci division bi dafay histoire boo xam ni sax islam du nu faral di bëgg ñu di ko relater lu bare mais bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam làkkoo rek gis nañ ni islam divisé wu na ci ay branches yu bare waaw yooyu yëpp nag nekkoon lu doon camoufler di ci jéem ñu ciy jéem a di defar mag ñi di bay la nu mën a bay ci jamono Ababacar waaw ñu bay ca la nu mën a bay loolu jàll ñu continuer di bay loolu ci jamono Umar mais mu dem ba yàgg loolu nag daal di éclater waaw éclater ñëpp dégg nañu problème mu xulafaawul arbaa yi ña ca mujj muy Ousmane Alioune yëg nañu ni ñenn am na ñoo xam ne raxoon nañ ca groupe ba infiltré ci di yàq te defaruñ waaw assassiné leen ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ñu assassiné la waaw donte bañ nañu problème ba tàyyi waaye kon division boobu mën naa ni mooy continuer tey ba nga dégg chiite li ma doon wax léegi dégg sunnite yi division boobu mooy continuer nga dégg tey ñu nit ñi ay wahhabite lañu ay salafiste lañu kenn ku ca nekk am na ngay interpréter texte sacré yi waaye am aussi sa idéologie bopp li ma jàpp nag mooy pour ñu jéem ci remédier xool nan la ñuy fexee ba jullit yépp àndandoo ci benn kàddu te muy kàddu yàlla kàddu dëgg mooy kàddu yàlla allahu wal haqu wal haqu huwa Allah kàddu dëgg boobu pour jullit yépp ànd ci il faut que jullit yi am leader déjà malheureusement wax nga ko loolu mooy problème bi tey mënoo gis kii ni mooy leader bi waaw pourtant loolu man parfois dama ciy naw sunu mbokku chrétiens yi parce que da ngay dégg ñu ni pape bi wax na nangam leaderu Vatican wax na nangam mais fii est-ce que da ngay dégg leaderu islam bi nee na nangam nag waaw loolu mooy problème bi aussi tey bu ñu amoon leader boo xam ni bu ñu sopp la bu ñu déglu la yooyu dana ko mën a doxal mais nag leader boobu aussi pour mu mën a diriger islam du lu ñuy jël rek tekk ci kaw nit ñi islam fu mu toll actuellement kenn mënul jël kenn ni ay ca del wax ñuy jëf déedéet mais tey sunu réew mi rek ñaata tarixa ñoo fi ne tarixa bii lu mu wax kii ni concerné wu ma parce que man ci tarixa bee laa bokk kii lu mu wax kii ni concerné wu ma parce que ci tarixa bee laa bokk kon déjà mag ñi seen biir sax ñooy rafetal tey ba ànd bi am mais gis nañ ni division boobu ci secte yi rek dafa am rawatina nag ci islam nga xam ni tey xamoo ñaata branche tey ñoo nekk dajate ñëpp di wuyoo islam ba noppi mu am division seen biir tey jii mën naa ni Palestine boo xoolee conflit bi ni mu continuer na Israël tegoo seen kaw ak mën naa ni li ko indi dëgg-dëgg seen division bokk na ci tey boo demee Palestine da ngay fekk la Hamas fële ñi ngeeg seen idéologie seeni soldat nga fekk fële la jihad islamique ñi ngeeg seen idéologie seeni soldat gis Fatah fële gis yeneen organisation yoo xam ni ñu nga fa waaw ku ci nekk am na vision bu mu am te léegi nag yooyu suñu dajale woon seen doole ñoom mënoon nañu wax loo xam ni tey jii loolu mën na leen dimbali mais malheureusement division boobu dafa am kon division bi fépp la léegi nag pour remédier ci je pense que ni lenn daal laa foog ni mën na leen dajalewaat muy le secours divin waaw sa am na fu injustice di toll fu division di toll yàlla moo mën a sauver jullit yi yàlla nag na mu leen di sauver le secours divin bu ñëwee muy ndimbalal yàlla moom dana leen mën a dajalewaat loolu nag soo demee ci prophétie yépp ci benn nit la ñu wax ni moom la koy yàlla di mënloo ci àdduna ci jamono moom dong koy mën muy ko ñoo tuddee imaam al mahdi al muntazar moom la ko yàlla jox parce que moom mooy feeñ jullit yi sopp ko jullit yi déggal ko ba pare nag noonam yi duñ ko mën a fexeel waaw parce que tey aussi dama lay leeral foofu su amoon ku feeñ jullit yi déggal la jullit yi sopp la balaa 24 heures nga dégg ni sàkkal nan la pexe waaw même bu fekkee sax yaa ngi doxal yoon même bu fekkee yaa ngi jub même bu fekkee yaa ngi baax dañuy xëy suba créer la benn complot bind ni voilà demoon nga béréb bi détourné nga fa lii waaw voilà dem nga benn place bi def nga fa musiba bii xëy condamné la seen juridiction njëkki saa dégg ñu ni crise cardiaque ray na ko mujj na de waaw
moo tax yonent bi ni ki mën loolu mooy ki yàlla di préserver jox ko pouvoir mystique extraordinaire nga xam ni benn noonam du ko gàllankoor mu ni kooku benn nit la mooy seen dernier sens te mooy ki nga xam ni Isa ibnu Maryam su wàccee Damas bu ñëwee dana julli ci gannaaw mooy ko ñoo tuddee imaamul mahdi kooku la umma islamique yëpp di xaar waaw. c'est terminé merci beaucoup. waa kon maa ngi leen di remercier waa Medina Cheikh TV di remercier aussi waa Wala Duniyaati TV waa Medina Cheikh rajo waa Nouri Moutalsam TV ak ñëpp ñi nga xam ni assisté woon nañu di leen jox rendez-vous incha allahu beneen yoon ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu.